juróom-ñaari waxtu toftal fanweeri simili mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu seen ànd ak Télé Futurs Médias xibaaru ngoon gi li ciy gën a fës wàllu njàng mekk njàngale mi fukki fan ci weeru juillet di bés bi ñu jàpp ngir rek ndongo yi defaat épreuve yi français ak histoire géographie ginnaaw fuite gi ñu nemmeeku ci baccalauréat 2017 bi Babou Diakham moom moo ko xamle moom mi jiite office du bac addu ci lu xew ci yooyu les examen ci kanamu taskatu xibaar yi ca jamono yooyu candidat ya nekk ca lycée Lamine Gueye ak ca Saint-Louis ñoom jaaxle lool tiit sax nag ci seen i ëllëg rawatina ñi nga xamante ne bëggoon nañu yeggali seen njàng ca biti réew kuréel gi ëmb way juru ndongo yi ñoom it métit lu li nga xamante ne moom moo xew ci baccalauréat bi ren li muy sàkku nag moo di ñu ubbi ci ab l'enquête loolee ci ni mu gën a gaawee situer responsabilité yi teg rek ci kaw ñi ko sabab ay daan yu metti ba li nu mel du fi amati syndicat jàngalekat yi ñoom it àddu nañ ci li xew ci examen yi ren ñaawlu ko sàkku ci gouvernement bi mu def ci kéem kàttanam ba mbir mi leer ci bopp askan wi wàllu wér-gu-yaram SUTSAS di syndicat bi ëmb liggéeykat yi nekk ci wàllu wér-gu-yaram ak action sociale ñoom nag dinañu déposer préavis de grève ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juillet ginnaaw bi ñu amalee toogaanu ñaxtu ñaari yoon te gisuñu saafara ci seen i jafe-jafe lu ñu bëgg moo di nguur gi sàmmonteeg diggé yi nga xamante ne defoon na ko ak ñoom liggéeykat yow woon yu Air Afrique ci bootu ci collectif du personnel navigant ñoom nag lu ñu bëgg moo di nguurub Sénégal fay leen seen koppar googu ñu xayma ko ci juróomi téeméeri million ñu ne nag dañu cee bëgg a jot ci ni mu gën a gaawee ndax lu ëpp fukki at ak juróom ñu ngi daw ci ginnaaw yooyu lee koppar dafa jot nag kilifa yi addu ci seeni mbir mbokk yi ponk yaa ngoog nes tur ñu yaatal ko. dellu di leen nuyu di leen dalal jàmm ci xibaaru ngoon gi doore ko lu soxal baccalauréat bu 2017 fuite gi ci am ki nga xamante ne moom moo jiite office du bac di Babou Diakham àdduna ci mbir mi lu mu xamle moo di ne épreuve français yi ak histoire géographie dinañu ko defaat fukki fan ci weeru juillet moom jiital office du bac wax ci luy sabab mbir mi ngi doon janook taskatu xibaar yi di sa préra moo ñu fa teewaloon. ci ab jàkkaarloom ak presse bi directeur office du baccalauréat dellu si ci naka la ñu yëgee fuite bi ak épreuve yi mu war a reprendre fii ak ay fan yu néew muy épreuve français ak histoire géographie. benn ministre moom a woo duma wax ma ne am na enseignant boo xam ne wax na ko ne sujet bu ñëw suba gis nañ ko ma ne kon dangay woo kooku mu fexe ba jox ñu firnde yi am na loo xam ne ci centre yi la jóge maanaam président de jury boo xam ne système de surveillance bi moo gis kenn koo xam ne dafa doon jot ay message bu ñu xoolee appareil bi ñu gis ne message bu mu jot na ko avant début épreuve yi. situation bu regrettable te mën a indi jiixi jaaxa ci diplôme ñuy joxe fii ci Sénégal waaye Babou Diakham di dalal xelu élèves yi ak parents yi ñu des ci baccalauréat bi examen yi dinañu am ni mu waree. en tout cas maa ngi dalal seen xel suñu préoccupation toujours mooy fexe ba examen bi mucc ayib di leen dalal seen xel dalal xelu parents d'élèves yi. ne lu nekk ci dañuy def suñu kéem kattan pour que condition bac bi jaar dans les meilleures conditions. situation bu ni mel faw rek ñu indi si ay saafara ci gis-gisu directeur office du baccalauréat looloo tax autorités yi ubbi nañu ab l'enquête judiciaire ak administrative ngir mën a situer responsabilité yi. sa préra ndongo yi ñu fekk ca lycée Lamine Gueye ñoom jaaxle lool ci li nga xamante ne moom moo xew ci baccalauréat bi lu ñu bëgg nag moo di ni bu reprendre waree am daal ñu def ko ci ni mu gën a gaawee ndax nag bëgguñu rek li nga xamante ne jot nañ koo jàng mu réer leen yooyu leen ndongo sàkku itam ci kilifa yi ñu def ci lu ci war ba li ni mel du fi amati ñu teewlu leen ci micro Mame Biram Diouf. bon dañoo commencé di def 8h10 yooyu noonu et keroog ñu commencé ba élèves yi commencé traité sujet bi président jury bi ñëw ne stop ñu ne ko qu'est-ce qu'il y a mu ne dafa am fuite après ñu arrêté épreuve yëpp ñu ne ñu xaar 14h30 pour ñu def maths bi après. yow noo xalaatee loolu. waaw parce que si ñoom la parce que ñoom comme on dit ne dañu lay wax olof kenn du ko wax ñaari yoon
ñoom ñu ngi gis filo bi amoon na fuite duñ def seen matuwaay yëpp jël seen responsabilité mu bañ leen dal ci yeneen matières yi ñu xulle gu mu dalaat léegi ñun la ñuy pénaliser c'est pas normal tamit mais ñoom seen liggéey daal moo baaxul. mais bu ñu demee ba am ko ça veut dire que dafa am fu mu jógee ñu am ko di ko partage ci réseaux sociaux yi. bu fekkee li leen arrangé mooy ñu defaat épreuve yi ñu defaat ko rek incha allah mais genre maa ngi dégg ñu naan mun na am ñu yóbbu ko section octobre mais loolu dafa metti parce que 1 an lay ngay jàng. bu ñu defaatee section bi octobre dina metti parce que am na peut-être ñoo xam ne dañoo prévoir dem France pour jàng en octobre et tout ça léegi suñ ko defaatee octobre yow da ngay obligé di toog di xaar ba octobre pour mun def bac bi pour mun a dem te peut-être que dina fekk yeneen extérieur ñu commencé jàng daal. man daal touché na ma trop parce que métti na aussi ñu commencé épreuve yi parce que yàgg ñu ñëw nañu dafa am ay fuite depuis lors philo bi amoon na fuite histoire géo aussi ñu ne noonu français bi tamit ñëwaat ne fuite la métti na trop daal. dañoo war a def réunion d'urgence bu ko defee ñu waxtaan si ñu wax ñu daal ñun daal li ñuy xaar ñu xam ko ba xam. baaxul loolu rafetul sax si suñu réputation ñun déjà suñu réputation wu dëkk ñeneen di ko yëg ak loolu ak en plus nga bëgg a dem ne da nga bëgg am benn diplôme boo xam ne moom ngay demee université tey ñuy dégg ay cas de fuite ak yooyu sax ñun tiit nañ si daal tiit nañ suñu bopp daal. le seul responsable daal c'est l'office du bac ndax moo jot sujet yi professeurs yi ñooy joxe seen sujet chaque région donne un professeur après professeur ñoo concentré joxe li sujet yi. ca Ndar Géej itam candidat yi ñu fa dajal li ni mel la ñu wax bëgg nañu ñu reprendre épreuve yi ci ni mu gën a gaawee bi yoon nag ñu jël ci matuwaay yu mat sëkk ngir mu bañ a amati ñoom it ñi nga xamante ne ñoom ñooy organiser yi les élections la ñu joxoñ baaraamu tuuma ci li nga xamante ne xew na dañ leen di teewlu ci micro suñu ay correspondant ca Saint-Louis di Ousseynou Diop Habib Seck. ñu dañoo sonn octobre ba léegi ñu ngi jàng ñu ñëw tey di def suñu examen fii di am. ñun amuñu accès fii kii yi nekk fi sujet yi nekk fii su génnee ñoom ñoo ko génnee jox ko seen doom yi wala ñu jaay ko ñi riche yi ñoom ñoo koy jël partagé ko ñun jotuñu ci fiiti ñoom ñoo ko defar jox nu ko bu nu sonal dañoo sonn nu jàng 9 mois. léegi nag xam nga la dañuy annulé lu jot a jàll nan ko annulé ñu def leneen ñu jël xoolal bu ñu bëggee lundi ñu commencé waat examen yi jàng ñu dañoo jàng ba sonn. waa office du bac nañu xoolaat lu ñuy def. nit ki da ngay mérité li nga liggéey da nga ko war a mérité nit ki boo yore sa ay diplôme da nga war a fier si kaw diplôme lii c'est anormal tous les élèves particulièrement les élèves de Saint-Louis déplorent cela ñu ngi koy ñaxtu. fii di am na nan ñu jàppale ngir yàlla ñu commencé waat ka si filo ba léegi ñu defaat yëpp ñun am nañu temps yëpp ñu defaraat yëpp daal sonn nañu. mais ñun ñu jàng 9 mois tamit loolu dafa métti si xol dafa métti ba pare ñun dañ koy reprendre léegi on est obligé di jàngaat daal en fait man je ne peux pas comprendre ça nañu xool nu ñuy def moo gën waaw moo gën daal. waajuru ndongo yi ñoom it mettitlu nañu lu xew ci examen yi ren li ñu bëgg nag moo di nguur gi ubbi ci ab enquête loolee ci ni mu gën a gaawee te it ñu fexe ba gis ñi nga xamante ne ñoom ñoo sabab mbir mi teg leen ay daan yu metti kenn ci ñoom nekkoon sax ganub xibaar yi benn waxtu di Abdoulaye Fane moom moo jiite kuréel gi dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Ibrahima Kane. ña nga xam ne ni ñoo ngànk mbirum njàngale mi ñu jël ay sanction bu ñu defee nag ay gëstu ba xam fan la senn bi am sanction bi gën a metti nag nañ ko dal di appliquer te loolu la ñu mooy ba gën a metti moom mooy ka nga xam ne kii moo ko def wala ña nga xam ne ñi ñoom ñoo ko def ñu dal di leen radier purement et simplement du système éducatif parce que mën nañu comprendre depuis pratiquement mois de weer yi passé ci épreuve anticipée philosophie bac yi la commencé démb 11h fekk na histoire et géo dal di génn te 15h yu doon composé ce matin ñu ne ci série L yi français bi dal di génn senn na aussi ce qui veut dire que même ngoon ci mathématique bi war na mën na senn ba tax na bu fekkee ne aussi am na ay alternatives yu ñu war a mën a def pour dal di organiser waat épreuve yi ñu def ko nu mu gën a gaawee parce que nañu bàyyi xel ne suñu doom yi am na ñenn ñoo xam ne ñii dañuy war a préparer wu bu ñu amee maanaam bac ñu mën a dem def seen i études à l'étranger te yooyu yëpp ay conséquences yoo xam ne yi mën na ci indi daal ci wàllu suñu jàngal. syndicat jàngalekat yi ñoom it àdduna ñu ci mbir mi ñi bootu ci USEC ñoom it li ñu bëgg moo di nguur gi jël ci matuwaay fexe itam ba ñu reprendre examen yi ci nu mu gën a gaawee ñoom sax li ñuy tiit moo di mbir mi am njeexital ci année scolaire 2017 2018 ñu ngi doon janook taskatu xibaar yi ñu teewlu ci ab compte rendu bu Fatou Bintou Konté. biñ ko déposé nag léegi dañu war a daje incha allah samedi bii di ñëw xool ci yan condition la ñuy demee ci xeex bi nag bàyyiwul dara dañ koy tënk rek dina doon ay sitting dina doon ay marche dina doon ay rétention d'information maanaam lépp luy xabaar duñ ko joxeeti
fuite yi nga xam ne moom la ñu nemmeeku ci baccalauréat bi ñu def jamono ji coow li bari na lool ñoom waa USEC di Union syndicale pour une éducation de qualité ñoom nag ñoo jug ne na nguur gi reprendre li nga xam ne moom moo di bac bile. ñu am tuuti jaaxle di naqarlu li nga xam ne moo xew ci examen yi nga xam ne ma nga commencé ca baccalauréat philosophie ba ci baccalauréat bi nga xam ne moom la ñu commencé démb. ñaar yooyu mooy baccalauréat bi comme xiini xaana yi bari na ci ñu reprendre ko ñu dooraat ko intégralement pour mu garder crédit ba nga xam ne moom la mës a am. beneen mesure bi mooy nag ñu taxawal ay gëstu enquête. ñu jàkkaarloo woon nag taskatu xibaar yi ñoom syndicat d'enseignants yi di rafetlu climat social bi nga xam ne moom moo amoon ci année scolaire bi wante nag année bii di dugg si nag ñoom jàpp nañu ne faaw ñu yëngu-yëngal bu fekkee ne nguur gi respecté wul li nga xam ne moo di ay engagement am. mu dem ci système mu indemnité yeeg payoor yi mu jëm ci étude bi nga xam ne defoon nañ ko fi. ci naka la ñuy organiser indemnité ak payoor ci biir fonction publique te ba léegi mënuñu fexe ba wax ci walla mel na ne sax dañ ko dugal ci tiroir yi far ak yeneen yoo xam ne yi war nañ ko waxtaane te ñu jëloon ci engagement ndax loolu mooy indi jàmm ci biir système bi. ñoom syndicalistes yi nag di artu nguur gi mu bañ leen a xaajale ñoom mouvement syndical yi lee gannaaw ba mu defee élection de représentativité syndicale yi. na ci jamono yi passé tamit def nañu élection di natt syndicat wu jàngalekat yi dañuy naan nag nguur gi bu mu nekk bunt pour mu nasaxal syndicat jàngalekat yi. waa USEC nag ña ngay ñaawlu li nga xam ne moom moo di jiixi jaaxa bi nguur gi fas yéene def ci problème mu retraite enseignant yi lee ba tax ni ñoom ñu ne ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa SAES ñu ngi leen di jàppale bu baax ci seen xeex boobee. jaajëfal ko moom Fatou Bintou Konté wax ci wàllu wér-gu-yaram ak syndicat bi nga xamante ne moom moo ëmb ñi ci liggéey ñoom nag dinañu déposer préavis de grève ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juillet ginnaaw bi ñu amalee toogaanu ñaxtu ñaari yoon bëgg rek nguur gi wax ci seen i jafe-jafe ak li nga xamante ne xaatim na ko seen diggante kenn ci ñoom yëkkati na si ay kaddu dénk ko Fatou Bintou Konté. biñ ko déposé nag léegi dañu war a daje incha allah samedi bii di ñëw xool ci yan condition la ñuy demee ci xeex bi nag bàyyiwul dara dañ koy tënk rek dina doon ay sitting dina doon ay marche dina doon ay rétention d'information maanaam lépp luy xabaar duñ ko joxeeti dina dem aussi ci grève mais loolu nag bu samedi bii di ñëw jotee ci lañ koy tënk xam mais li ñu yoon may daal mooy à partir de 27 juillet ba 31 décembre saa yu neexee mën nañ ko def donc joxe nañu préavis nag di déglu gouvernement bi lépp mu ngi dépendre ci gouvernement bi point yi. ni ñu ko waxee woon ci bopp xibaar yi liggéeykat yo woon yu Air Afrique te bootu ci collectif du personnel navigant ñoom nag li ñu bëgg moo di nguurub Sénégal fay leen seeni koppar yooyu ñu xayma ko ci juróomi téeméeri million ñu ne nag loole ñu ngi koy xaar ëpp na tey fukki at ak juróom li ñu bëgg nag moo di léegi mbir mi daal di jeex nguurub Sénégal wax ci seeni jafe-jafe kenn ci ñoom di Adama Diouf naqarlu na ni nga xamante ne noonu la njiital jëwriñ yi tànqamloo bi mu demee ci assemblée nationale Adama Diouf moomee dañuy teewlu ay kàddoom ci micro Mame Biram Diouf. ndax bàyyi nañ ko ñeent fukki milliards ak ñeent mais nee na amul xaalis léegi pour fay ñu dafay commencer ci ñi am salaire yu ndaw yi mooy ñi nekk au sol c'est-à-dire ay manutentionnaires ay chauffeurs ay gardiens donc amoon na ay somme yu ndaw ñun aussi comme ñun ñooñu ñëpp suñu famille lañu parce que ñooñu lañu xam xëccoo ñu ak ñoom on a accepté. ñuy def noonu di yéeg plafond 2 millions après ñu ne plafond 4 millions di yéeg ba egsi ci plafond wu 9 millions ñu fay ñooñu ñëpp mais boo jeexalee sol war nga jublu ci ñi nekk ci roppalaan bi te ñi nekk ci roppalaan bi comme je disais benn groupe rek la ndax pilote yi mësuñu nekk fii pilote yi si roppalaan bi la ñuy liggéey mais ñoom Abidjan lañ basé woon Dakar mësul nekk seen base donc soo paree sol immédiatement ay hôtesse steward ñoo ci topp ñun ñu toog di xaar suñu ndàmpaay donc boobu nga xam ne à partir de délai wu 2014 boobu nga xam ne Thierno Alassane Sall ministre moo defoon paiement yi le beneen ministre bi Guèye monsieur Guèye ñëw de Omar Guèye ñëw moom tamit def beneen tranche mu dese nag juste ñun
hôtesse Estivare ñu fermer dossier boobu. Suñu budget toujours premier ministre lay dolli ci ay kàddoom nee na en 2005 moom mu nekkoon directeur de cabinet wu premier ministre bi fi nekkoon kooku di suivez mon regard kon ñoom xam nañ dossier bi bu baax te xam nañ ni xaalis boobu ñu voté woon devant l'Assemblée nationale pour dédommager waa Sénégal la woon du woon pour waa Abidjan yooyu. kon naka lañ mën a comprendre tey waa Sénégal yi nga xam ne ñoo nekkoon fii di liggéey xaalis yooyu ñu voté woon pour ñoom depuis 2005 jotuñ ci ba tey et pourtant ñiy doog a ñëw jóge Abidjan ñoom ñu ngi leen jox ay avance ay centaines de millions chaque année. ca université Gaston Berger bu Saint-Louis étudiants yi amal nañ fàpp lël bu am solo jagleel ko xeex terrorisme loole nag jàpp nañ ni dinañ ci gungeek nguurub Sénégal ngir fexe rek ba jàmm sax dakk ci suñu réew waaye itam proposé nañu ay solution yoo xamante ne dina tax ba suñu ay doom duñu dem ci dëkk yu ñu wër di dugg daal wala di def naka sudul noonu dañ ciy teewlu Ousseynou Diop Habib Seck. terrorisme jaayale ko ci ndaw ñi ngir ñu mën a xam seeni bopp waaye tamit moytu li nu mel loolu moo waraloon waa Tumbuktu Institute daal di amal ndaje ci université Gaston Berger bu Ndar séq ko ak ñi nga xamante ñooy étudiants yi lay mëbët bi doon fexe xale yi nga xamante ni ñoo nekk ci université yi joxe ci seeni xalaat waaye tamit indi ci ay solution tey nag mu ne doon njëlbeen suñu waxtaan ak ñi nga xam ne ñoo nekk ci daara yu kawe yi nu ñu mën a waxtaanee ak ñoom pour sottante xalaat ngir li nga xam ni moo lëmbe yeneen réew yi nga xam ni ñoo wër suñu réew maanaam ci wàllu terrorisme ak extrémisme nu ñu mën a fexe ba loolu ñu jañ ko ba du egsi ci miim réew. terrorisme nag nekk loo xamante ni jamono jëlee lëmbe na réew mi te ñu koy def ñu ci bay ay tout tànk la loolee waral ñii di ndaw yi nekk ci université Gaston Berger bu Ndar ñoom seen i bopp joxe ci seen i xalaat ñu ci bare nag jàpp ni dañu gën a war a fonk lii di yar bi. lépp mi ngi déparé ci yar éducation mooy lépp foofa la ñuy tàggatee ñi nga xam ni ñooy ndaw réew ñi nga xam ne ëllëg ñooy yër réew mi foofu la ñuy tàggatee ñi nga xam ni kaddu gi nga xam ne mooy kaddu Sénégal jëm ci wàllu jàmm jëm ci wàllu li nga xam mooy aada ju rafet ji fi ne ñu mën koo wasaare ci àdduna bi tamit foofu lañ leen di formé. xale yi joxe seen i xalaat waaye tamit indi yenn ay solution yoo xamante ni buñ ci tënkoo dina tax ñu mun ko moytu. maanaam étudiants yi seen bopp ñoom ñoo yor kaddu gi buñ jëlee kaddu gi wax ñoom lu ñu xalaat ci mbir mi lan mooy sabab bi ak lan mooy saafara si nga xam ni état bi ak ñi nga xam ne ñoom lañ seqal bitim réew ak communauté internationale luñ ci mën a indi ci wàllu saafara. ginnaaw ca Thiès Kaolack ak Mbour Ndar Géej daral première édition bi nga xamante ni moom lañ doon waxtaan wàllu terrorisme xoolit xale yi nan nañuy fexe ba moytu ko ñoom seen i bopp nag ñu ci bari yëkkati na ay kàddu nii dañuy war a gën a fagaru rawatina xale yi ñu xamal leen lan mooy seen diine. ca Bawol lañu jëm département bu Bambey commune bu Gaawaan foofee nag ñi fa dëkkee daal di nañoo yëglu amal ab doxu ñaxtu ndax jafe-jafe yu tar yi nga xamante ne ñu ngi koy dund ci seen gox ba amuñu ndox amuñu itam bërëb yoo xamante ne bu ñu feebaree mën nañ faa faju ba tax na yuux nañu bëgg kilifa yi dégg leen ba gis indi daal saafara ci li nga xamante ne nemmeeku nañ ko foofee ca Gaawaan dañ ciy teewlu suñu ay correspondant ca Bawol Mohamed Diop Talla Samb. askan wi yeewoo ci diwaan bu gaawaan ñoom ñoo dajaloo ci ab marche boo xam ne ñoo ngi ko doon amal ngir naqarlu seen nekkin. président Diouf ñëw na fii président Abdou Diouf ba tey jii nii ni mu jeexalee nguuram defu fi benn jéego Abdoulaye Wade wuutu ko fi fekk Senghor jiitu na leen fi ñooñu ñëpp jaar nañ fi ca mosu ñoo def benn jéego pour lu jariñ gaawaan léegi nag loolu la population bi seen parents yi seen baay yi muñ ko ba jeexal seen dund ñun nag loolu lañ mën a continuer di muñ mënatuñu. yoon wi nga xam ne nag dafa bokk ci suñuy jafe-jafe ak courant beeg ndox mi ak ñàkk kaaraange gu gaawaan ñàkk kaaraange te gaawaan dëkku l'islam la dëkku diine la bokk na ci pays l'islam yi gën a mag gën a tedd waaye bokk na ci pays l'islam yi nga xam ne ñoo gën a mag ci réew mi mën naa ne moo gën a mag ci pays l'islam yi Touba sax moo ko mag kon Macky Sall ci boppam buy moderniser pays l'islam yi war na cee mën a boole gaawaan te xam ne bu faloo bokk na ci li ko fal gaawaan la. tali bi mooy li gën a soxal. waaw ak hôpital bi ak ndox mi situation bi ñuy jànkuwanteel mënuñu ko la ko wax pour ñun ñu naan ci suñu biir dañuy rooti feneen pour naan mais ndox mi génn ci forage bi mënuñu ko naan képp xalaatu ko. gaawaan dëkku diine bu yàgg bu nekk ci biir département bu Bambey manifestant yi bëgg ñu boole ko ci programme gouvernemental yeesal bi ñuy yeesal foyer religieux yi nekk ci biir réew mi. comme dëkku diine yëpp la ñuy defal loolu gaawaan moo ko gën a aajowoo plus nag
nañu bàyyi xel ci li état bi waxoon maa ngi koy répété toujours mooy moderniser këru diine yi Gaawaan gisoo ko ci boppam te na ko tàmbalee par daara moderne teg ca la ca war a teg ba taax yi ñu ci war a tabaxal yi mu taxal yéen tabax yeneen këru diine yi mu tabaxal ko Gaawaan. Gaawaan nekkinam neexu ko Gaawaan jamono ji askan wi fa yeewoo ñoom ñoo ngi dox ngir soppi bu baax a baax seen nekkin ñaax kilifa yi ñu mun leen gestu bu baax a baax waaye nag ñeenañ bu beneen yoonee dinañ andi ay action yoo xam ne ñooy gën a dëgër bu baax a baax. ca bët saalumu réew mi la ñu jëm yoon bi dox diggante Niaguis ak Ziguinchor ñu dooroon ko am na tey juróomi at ba tey mënta fexe ba jeex muy loo xamante ni nag gàllankoor na ñi fa dëkkee bu baax a baax ndax seen dem ak dikk bi dafa gën a metti ci ñoom rax ci dolli itam accident yi daanaka dafa bëri ñu ne liggéey boobu waroon na jeex am na tey ñaari at ki ñuy sàkku nag mu wax ci mbir mi di jëwriñ bi ñu dénk wàllu dem beek dikk bi loolee ngir mu àddu ci ni mu gën a gaawee ba Boubacar Diassi moo lañ ci àndal. at moo doon app buñ ko jagleel ngir mu jeex waaye route nationale numéro 6 bi moo ngi dugg ci juróomeeli atam mu doon jaxare ci askan wi. gis nañu est-ce que ça fait 1 an que liggéey bi arrêté mais jusque là tali bi jeexul population yi dañu sonn man li may wax ni en tout cas damay wax au nom de la population dañu sonn les 2 ponts de Niaguis ak Sindone en tout cas kenn xamul lu tax en tout cas travaux yi arrêté ñu defar tali bi pour nit ñi am jàmm parce que il y va de la sécurité des gens chaque jour que Dieu fait accident day am. te des accidents mortels mais il faudrait que état xam wax ñu exactement lu tax travaux yi arrêté. jaraaf bu Adéane di commune bu route nationale numéro 6 bi jaar yokk ci li ni mel. nguur gi daal moo ko joxlu ak bu mu yellool jàpp naa ni sax dafa yëpp askan wi pàcc bu njëkk bi ñaari at dong lañu ko nar a liggéey te jagleel ko askan wi muy téeméeri kilomètre ak fukk ak juróom-benn muy diggante Ziguinchor ak Tanaff waaye kañ lañ ñuy jëbbal suñu yoon bi maa ngi ñaan ñëpp jóg jàpp ci ngir yoon wi pare ci jàmm. Ibrahima Diédhiou di yëkkati kaddu gannaaw bi mu amalee am ndaje politique ci Bangaanga ngir sargal Abdoulaye Baldé président bu UCS daal di ci profito joxoñ baaram tuuma kii di nguur gi. je pense que sagante am na si côté administration parce que ay daan waroon na am tonson boobu dafa indil jafe-jafe ñu bare donc di ñaax ñoo xam ne ñoo yoree liggéey bi mooy état du Sénégal parce que américain yi dem nañ ba pare mooy ministre chargé des infrastructures def nañ ay exposé yi dul jee si ay CRD mais chaque fois nit ñi di jël di def ay promesses mais duñu gis suite bi donc di leen ñaax vraiment ñu mën a jàppale nit ñi pour que yoon mi ak pont yi ñoo xam ne ñoo nekk diggante Niaguis ak Ziguinchor pont yooyu mën a jeex mais aussi de façon générale voirie yi boobu moo nekk diggante Niaguis ak Ziguinchor voirie yi boobu ñu mën ko livrer parce que yoon RN6 bi c'est une route fondamentale. ñëpp di xaaran di njeexital route nationale numéro 6 bi waaye laata loolu askan wi wee ci coono bi mu ci jëlee bis bu yàlla sàkk. Boubacar Diassi foofee la ñuy des ci bët saalumu réew mi wax ci diggante Kataba ak Gambie foofee nag li ñu fa nemmeeku moo di ne ñu ngi wéy di dagg garab yi ci anam goo xamante ni dëppoowut ak yoon bis bu yàlla sàkk ñu ne lu ëpp ñeent fukki charrette dañuy bàyyi ko foofee ca Kabada dem ca Gambie muy loo xamante ne nag njiitu réew Gambie di Adama Barrow sàkk woon na mu dakk waaye li ñu gis moo di ne mi ngi fay am ba léegi ñu teewlu ci Bakary Konté Salasson. trafic daggum garab bi ci diwaanu Kabada dafa am doole loolu bés bu nekk bu tuutee dina am 40 charrette yoo xamante ne dañuy jógee ci goxu Kabada daal di dem ci Gambie association de lutte yi contre coupe abusive du bois ñoom nag ñoo taxaw di dénoncer. lu mu néew fanweeri charrette wala ñeent fukki charrette day traversé Kabada bi dem frontière te ñooñu ñemewuloo leen attaqué suñu la faree yaay perte dañuy naan sa bàyyi moomul àll bi wala suñu la ci gaañee ñu ne la ku la jàppaloo doo eaux et forêt dénoncé lañ la laaj dénoncé nag ki nga mën a dénoncé mooy ki nga xam ne soo ko dénoncé dañu koy jàpp wala suñu ko jàppee dina ci am lu ko jaaxal mais ku ñu jàpputee suba ñu bàyyi la. am sax ay agent eaux et forêt yoo xamante ne ñoom la ñuy tuumal di ne dañu nekk complicité ak trafiquants yi. mais prolongation bi li ñu ci yéem mooy ne dafa am sax ay agent eaux et forêt yi nga xam ne dañ ci impliqué wu te gën ci ñi ciy cité ci Buruko Sénoba ñu ne tey charrette bu ne day joxe juróomi junni moo tax gars yi nëbbatutuñu bu ñu njëkkee guddi ay 3 heures du matin lañ doon mais tey bëccëg ndar kam kenn ñemewul wax. inspecteur régional bu eaux et forêt buñ ko laajee moom nag lii la jot a tontu. bu fekkee dafa am ay agent forêt yoo xam ni seen loxo dugg na ci trafic boobu na leen wóor ne dinañ leen sanctionner ci sanction bu gën a sévère parce que mënuñu accepter que ay nit nekk fii di liggéey ñu dénk leen liggéey au lieu ñu def liggéey bi ñoom ñu def nekk côté trafiquant yi maanaam pour ngir xaalis loolu man du ma ko nangu te ku ñu jàpp man protégé wu ma kenn danañ la sanctionné. am na stratégie boo xamante ne dañ ko nas pour daal di jàpp trafiquant yi am na 2 Gambiens yoo xamante ne
jot nañ leen arrêté daal di leen transféré ci parquet bi. suñu koom-koom réew moom la ñu nekk di yàq déjà ñun loolu musuñu si jóg ci xeex boobu bu yàggul nii am na ay Gambien ñu jàpp ba yóbbu leen jugé leen ba dañ leen a condamné ci 4 mois de prison. situation bi doy waar loolu fii ci diwaanu Kabada population tiitax jaaxle bés bu nekk ay charrette lëmm camion fees ba dell jóge ci Kabada dugg ci Gambie. mu nga ko fii la ñu yem ak yéen ci xibaar yi fileeg simili yu néew Cheikh Tidiane Diawo dina fi teew xibaar yi ci français lay doon di leen ñaanal guddi jàmm ak programme yu Télé Futurs Médias.